mbokk yi ñuy seetaan cher internet dal leen jàmm seen plateau spécial qui dit plateau spécial fii ci Dental TV lay xewee avec des invités spéciaux pour un débat spécial maa ngi leen di nuyu maa ngi dalal ki nga xamante mooy Ali Diawné ak ki nga xamante mooy Abdou Aziz Fall dama leen di nuyu jox leen micro bi ñu présenté seen bopp Ali lay njëkkee Ali nuyu naa la. ay naa la Zoli bon man maa ngi tudd Ali Diawné maa nekkoon ex président ASC Dental bu Tivaouane Peulh. Actuellement je suis président ASC bu bokk Jom bu Tivaouane Peulh en même temps membre de la commission de l'extension de Tivaouane Peulh. ki nga xam ne mooy Abdou Aziz Fall nuyu nañ la. ñu fay nañ la Jolie man maa ngi présenté wu maa ngi tudd Abdou Aziz Fall nekk président sportif bu ASC Dental bokk tamit ci membre commission extension Tivaouane Peulh. d'accord may njëkkee ci ki nga xamante ne mooy Ali kañ nga dugg ci commission extension des jeunes. bon man yaakaar naa ne commission bi ñoo ngi ci depuis toujours. par rapport ak loolu sax am na loo xam dafa jiitu sax commission bi ñun bi état xesee ba joxoon ñàgg pël extension jox ñàgg olof extension jox Tivaouane Peulh extension bu ñu toogee ay 6 mois gis ne affaire boobu amul suivi si nañ jóg créer suñu commission bopp. ASC Dental porté ko mu nekkoon en 2017 ASC Dental moo porté woon commission boobu noonu finalement si nañ dem gis ne état comme que jox nañu te état. moo ñuy en quelque sorte dafa mel ni état day xeexaat état parce que dafa ñu jox ba pare joxaat fa ay SNHLM joxaat fa ay CIPRES ñu ne nag il est temps tamit ñun ñu ñëw balaa ñooñu di implanté wu ñu kaas loo xam ne état jox nañu ko ba pare te jotaguñ si loolu moo indi woon commission bu ñu njëkkoon créé par la suite bi ñu dawalee ay quelques mois. ñu gis na tamit am na retard par rapport ak loolu finalement après découpage yi ñëw tamit indiwaat beneen tardement par rapport ak loolu. bi découpage yi amee yàlla def délégation sociale nekk fi ñu continuer tamit ci combat boobu ba jot sax plan jot arrêté ministériel bu ñuy won ne 52 hectares yi ngeen amoon kat yéen waa Tivaouane Peulh wàññeeku na ba 28 hectares bi loolu amee tamit tooguñu def nañ ay point de presse jooytu ko fu ñu ko war a jooytoo ay sous-préfecture tout ça finalement si nañuy waat urbanisme nañu xamal nañu carrément extension yi dafa am lu tax ñu wàññi ko parce que zone boobu dafa am ñoo xam ne état di leen fa titré te en plus de ça zone boobu lu gën a bëri dafa war a bokkaat ci beneen projet état boo xam ne ñëwagul kon extension il faut que ñu wàññi ko si nañ jël suñu extension jëlee ko si 52 hectares wàññi ko ba si 28 hectares. par la suite tamit loolu di jàll ba léegi joxuñu ko par la suite ñu am mairie am conseil municipal ñun tamit ñu jëlaat combat bi yóbbuwaat ko foofu. nekk ci ba bu yàlla def ñu am consensus gisee ak maire mu def visite ci terrain bi def état des lieux moom ak ay services techniques am bi mu ko defee ba pare mu ne daal bon comme que gis na Tivaouane Peulh moo bëgg extension gis na tamit ne population Tivaouane Peulh ñoo implanté wu foofu il va falloir ñu waxtaan te waxtaan bi mënut a am tant que amuñu commission si na commission extension Tivaouane Peulh juddoo. commission bi bon chef de village moo ko jiite c'est naturel moom war a nekk njiit bu naturel parce que d'autant plus que mooy chef de village dëkk bi mu amoon tamit ay membres ASC yi ak association yi fi nekkoon am entité yi fi nekk yépp fu nekk couche bu nekk jël nañ fa maire mun nañu waxtaan leen bi ñu waxtaanee tamit trouver ay solution def ko sous papier jébbal ko mairie bi mu ko gisee mu proposé ñu mu ne ndax da ngeen am ku ko bëgg a terrasser ñu ne ko waaw maire bi yóbbu ko conseil municipal ñu voté loolu bu ñu ko voté ñu ne kii moo ko war a terrasser mais nag extension bi ngeen di wax en réalité amatul foofu parce que si 28 hectares yi daanaka population Tivaouane Peulh occupé na fa pratiquement 20 hectares yi kon extension mënatul am foofu léegi qu'est-ce qu'on va faire dañ koy terrasser. tegaat mbedd yi ci yoon parce que ñun tamit mairie buñ bugg ngeen dëkk bu anarchie il faut mu am ay yoon am ay mbedd ba ëllëg lu ñu fa bëgg a dugal ko fa. après bon ñu ne ñun tamit comme que tamit population Tivaouane Peulh mooy réclame extension population Tivaouane Peulh moo dëkk kon gisuñu lu tax ñuy déloger yenn ci population Tivaouane Peulh pour loger waat ñeneen bon ñu ne woon bon. dinañ d'accord ci loolu proposé bu ñu waxtaanee en commission ñu proposé ne léegi intérêt bi ci dëkk bi waroon a am pour nit ñi am fay kër mënutut a nekk kon il va falloir ñu trouver beneen solution si nañ waxtaan ne dañuy jël site bi jox ko promoteur
mu defaraat ko terrasser ko defar yoon yi en retour promoteur boobu noonu dina dugal ndox dina dugal courant dina defar ay route bitumée ci ñaari axe ñu choisir ko en commission mais pour loolu tamit antu comme que dañu amoon conseil municipal il faut que conseil municipal bi voté loolu bu ñu paree suñu liggéey ñun commission bi dañu ko jébbal mairie bi parce que tamit commission bi du moom extension wala moom moo koy joxe juste pour waxtaan la woon bi ñu waxtaanee ba pare jébbal ko mairie bi yóbbu ko en conseil municipal discuter ci ñu voté ne dinañ ko comme loolu ñu waxoon mémorandum bu ñu defoon par rapport ak commission bi ñu appliquer loolu ut benn promoteur jox ko bi ñu defee loolu nag si ne ñun moom suñu jaan wàcce na parce que li ñu waroon def yëpp def nañ ko le reste mairie bi moo ko yor moom moo ko war a doxal. état moo may 52 hectares jeune Tivaouane Peulh état moo wàññiwaat 28 hectares ñëpp jot seen bés ba su Tivaouane Peulh jotuñu ko. waaw comme li ma ciy wax rek parce que nit tamit li nga fekkee rek ngay wax parce que am na loo xam ne jot nañ ko dégg tamit mu jóge ci benn li may wax benn conseil municipal kon li ñuy wax weddi tuuma du ragal waaye seetal sa der la man ci li ma fekkee am na loo xam ne tey sama grand yi ñoo ma ci jiitu donte ndaw laa woon nag fekk naa leen ci yoon ñuy combat boo xam ne intérêt Tivaouane Peulh la ci laa ñëwee xuusi ba ma ci xuusee nag am na loo xam ne tey fekkee naa ko ci ba bokk ci membre commission bi parce que am na loo xam ne fekkee naa ko mooy délégation spéciale ba fi Mamadou Ba nekkee ak Mbaxaan ba ñuy njëkk a taf plan bi ci foyer des jeunes bi jeunes yëpp ñëw ñu dem pour war a visiter ci site bi bu ñu ko njëkkee visiter ñu xool ñëw toog tuuti waxaat mais dara yënguwul ci la ñu jógaatee ci la ñu amee mairie muy commune ba ñu amee commune nag am na loo xam ne tey maire moom moo ko waroon def ñu dem ñoo xam ne instant yi am nañ commune am na loo xam ne tey mairie moo ko war a gérer ci la ñu solee suñu dàll dem wax ak maire bi ba ñu waxee ak moom it réagirul tamit ba ñuy ñëw beneen yoon ñu ñëwaat ci beneen façon parce que instant boobu noonu intérêt Tivaouane Peulh la ñuy défendre muy extension Tivaouane Peulh ci la ñu ñëwee indi coow lu rëy ci biir mairie bi ci ëllëg sa ci la ñu joxee rendez-vous ñu war a tase ci site ba ba ñu demee tase ci site ba nag am na loo xam ne ñëw nañ fekk fa 28 hectares mais 28 hectares yëpp soo xoolee 20 hectares yëpp duñ ko occupé maire taxaw ci digg bi kilifa dëkk bi yëpp taxaw ñi fa am taxaw ku nekk taxaw maire ne gis ngeen extension bi moo ngi nii su ngeen xoolee 20 hectares yëpp presque duñ ko occupé. mais kan moo joxe kan moo occupé ñooñu ñoo leen may accès ñu occupé loolu tamit. ci kaw loolu ba ñu gëstoo am na loo xam ne du ma demee ba ci biir waxtaan dinaa ko xóotal am na loo xam ne tey ba ñu demee ba toog ba waxtaan lu ñoon ne am ngeen ay pas yoo xam ne tey ñoo ngi seen biir dëkk tey ñoom ñoo ko occupé parce que tey ba ñu demee ba gëstu ba xam na ne jamonoy délégation spéciale defaloon neen Ousso 15 hectares foofu ci biir 15 hectares yi ñun su la ñëwee won ñu nañu Ousso moom mooy président ASC Dental. moom mooy président ASC moom mooy président ASC Dental. ki battre le record ci campagne bi. waaw ki battre le record ci campagne. pour mu battre record. non xam nga loolu jamonoy délégation spéciale la jiitu. ba mu ñëwee it maire bi defal ko avis favorable wan ko ne yow yaa gën a yow ki moom fii yow la kon loolu pour man ñun lu ñu jëloon pour jaxase ñoog dëkk bi mais ñun lenn lu ñu amoon pour wax ba pour jëf mooy que ne xam ne lii extension Tivaouane Peulh la ñu ne état maire moom moo fi nekkal état wan ñu li nga xam ne mooy extension boobu ñu wanee si la ñu def benn commission toog waxtaan ba ñu demee kër chef de village ñu toog ñu waxtaan commission bi y avait des chefs de quartier des présidents des garages commission bi ñi bokk ci ASC bi yaakaar naa ay 4 personnes la 5 personnes la ñi nga xam ne tey bokkoon nañ ci ASC bi si la ñu toogee waxtaan ñu ne comme que kat extension bi yëpp duñ ko occupé te lii ngeen am tey amul jeune boo xam ne mën na fa am kër parce que ñëpp suñu bëggee am kër day metti nan ngeen di def ñu toog ñu waxtaan ñu ne ñu de comme que mënuñu faa am dëkkuwaay. waxtaan boobu membre commission bi la amoon na 12 personnes chef de village moo nekkoon président membre bi ñu toog ñu waxtaan ñu ne comme que extension mënatul am nan lu ñu mën a def pour
nga xam ne tey dinañ jëriñoo extension bi loo xam ne tey day ñëwaat ci dëkk bi si la ñu ne ñun war na mën a uti benn promoteur boo xam ne tey comme que Tivaouane Peulh doo xoolee benn tali la am su ñëwee am na raccourci boo xam ne jëm na ba Semba bii waaw bii jëm na ba quartier Bawol am na boo xam ne it jëm na ba cité Safko kii cité nu mu tudd Tawféex waaw ak 200 poto lampo ak 6 kilomètres de route waaw yooyu daal waxoon nañ ko pour wax ak promoteur bi pour mu mën ñu ko defal. Réalisation yi am na solo mais c'est pas une perte vis-à-vis que jeune bu nekk waroon a am terrain ñu jox ko promoteur bi c'est pas une perte ça. Est-ce que ce promoteur bi lu muy diggaale. bon man du ma wax na perte la parce que ay travail bu kilifa def parce que si commission bi on était 12. Il y avait le chef de village, le président des délégués de quartier, le chef de garage, le représentant des délégués de quartier, avec ASC Dental, ASC Darou Salam. Et nous devons représenter ñi am fofu. Parce que yaakaar naa ne booy kilifa liggéey juboo ci benn kàddu pour man gisuma perte perte bi rek fu muy ñëwee mooy parce que bi ñu defee mémorandum jégal ko mairie bi conseil municipal bi voté ko dafa amul suivi parce que promoteur bi terrassé na mais li ñu séqoon ak dëkk bi am na yu bëri yoo xam ne defaguñ ko. je ne sais pas parce que tamit loolu ñun du suñu rôle du ñun ñooy réclamer loolu par rapport ak situation boobu parce que situation boobu pour man d'accord mais tey ñu ñoo porté combat bu yóbbu ko ci stade boobu ba fexe bañ ut promoteur ba mu signé contrat ak mairie bi du moment que signé naa contrat ak mairie bi ñun amatuñ ci luñ ciy wax. la mairie bi moo waroon a am mat gu mat sëkk ba loolu noonu mu signé ak promoteur mu dëggal ko ci terrain bi parce que ñun amatuñ lu ñu wax amatuñ lu ñuy wax parce que joxe nañ suñu kàddu ba waaj signé ko contrat du moment que signé na ko contrat bi léegi contrat boobu bu ko promoteur bi respecté wul. d'accord dama dégg suñ faute ñun benn vidéo benn conseiller bu nga wax noonu moo bokk ci mairie bi di indexé kenn ki nga xamante ne moo nekk foofu ci biir Tivaouane ba ci paa yooyu ngeen di wax yi ñoom moom moo saaxee suuf si je sais pas nag xaw ma seen jóge ñaare la bokk wala déet. waaw kooku moom defe naa ne nit naan borom dëj bi mën na jooy dëjëm ki mu waxal moom dina ko tontu mais par rapport ak loolu man li ma ci wax tout simplement dégg naa ci vidéo sax mu wax ba tudd corruption ne am nay preuve bon man waaw dégg naa loolu mu wax ko mais nag gis nga nit kilifa surtout il paraît que enseignant la boo demee bay porter yenn accusation yi ci ay entité wala ci ay nit au moins la moindre des choses nga am loo présenté ne preuve baa nga ni dégg naa ko mu ne am naa preuve après maa ngi def sama investigation ndax génnee parce que ñun jeunes yi bu ñu amutoon si ñun confiance defe naa ne ñun li ma présenté wu sànq defe naa ne lu tuuti la par rapport ak si poste jeunesse yu ñu occupé te yaakaar naa bu jeunesse bi amutoon si ñun confiance defe naa ne poste yooyu duñ ko occupé parce que yu bëri tey parce que jeunesse bi apporté wala bu ñu amee confiance yéen tam ba teg nañ ci yenn kii suñu résultat par rapport ak lan. parce que ñun ay pour ngeen porter voix bi pour am seen extension parce que ñoom. waaw parce que mooy li ma wax rek parce que ñun extension bi li ñu si waroon liggéey nañ ko ci ànd ceeg mat liggéey nañ ko ci ba mu mat. jël ko jëbal ko mairie bi le reste suivi mairie yi ñoo koy def ak état bi parce que. looy wax ci tontu xam ne tuuma weddi tuuma day du taxee xaw ma nuñ ko olof. du ragal seetal sa der la du ragal seetal sa der la mais kon tamit yaakaar nga bu amul preuve yu palpable parce que nee na pareegul day wut ay preuve daal di andi déposer plainte yéen a jël ay dispositions ci loolu. waaw li may wax rek am na loo xam ne lu mënta ñàkk la parce que tey suñu fi toogee it parce que am na loo xam ne tey lëndëm na si bopp Tivaouane Peulh te dañoo bokk ci ñi nga xam ne tey dañoo porté woon benn xeex biir Tivaouane di ñu si xaar mais yaakaar naa li la paalin tontu tamit am na loo xam ne ñun bañ ko jëfee ba pare duñ koo jébbal conseil tey la te lépp lu fa mënta am si extension Tivaouane Peulh ñoom ñoo taxaw signé ko approuvé ko voté ko ñoom ñëpp ñu ànd si sous-préfet approuvé maire waxi noppi kon pour man am na loo xam ne duñu porté woon mais am na foo xam ne ñun duñu état du ñun ñooy diriger du ñun ñooy génnee kayit ñun suñu yeggul foofu lenn luñ si mënoon mooy que ne
lijjanti ba nga xam ne nee nañu extension bi moo ngi nii këyit yaa ngi nii jox nañ ko promoteur bi ñun pour man foofu la suñu jaan wàccee lenn nag naa ko wax parce que metti woon na torop amoon na plus de 1000 personnes mais dem na ba 7 personnes nga siy gis ñëpp a daw. koy def mbooloo moo koy def mais du benn nit du ñaari nit. waaw suñu jaar wàcc na mais benn message la rek bu may lancé jeune Tivaouane Peulh man ba ma ciy dugg kenn woowu ma ci man maa gis ñiy doxal ma ñëw taxaw ne ah lii dam ciy bokk li nga bokk doo xaar ka la ci woo da ngay ñëw bokk ci man nag li may wax ci ki nga wax monsieur Niang luñ koy wax monsieur Niang na def lu ko neex parce que li ñuy wax ñun li ñuy def ragaluñ ko te xam ne lu ñuy def te lu ñoo am njaboot biir Tivaouane Peulh te it lépp lu ñu koy def ñu ngi koy sóor bu baax ay jeunes leen tollooguñu fu ñuy amee mbaa fu ñuy ñàkkee mais l'essentiel lépp lu waaye di laajati si extension Tivaouane Peulh demal nga laaj ko mairie parce que pour man ñun suñu jaan wàcc na. bon man xam naa ne plainte du am parce que bon ku xam fii dëgg xam tamit par rapport ak conseil boobu man defe naa ne buzz rek na doon ut par rapport ak loolu te puis moom. defe naa ne wax sax dafa war a am heure parce que wax dafa war a am timing parce que du bàyyi ba nit ñi di préparer di dem màggal muy génne ay vidéo yoo xam ne bon man xam naa ne plainte du am juste da ko doon def peut-être pour bëgg a bës parce que moom li mu war a wax moom Aziz wax na ko rek parce que bu fekkee da nga nekk ci conseil municipal ñu indi fa benn programme je ne sais pas programme laa ko mën tuddee xaw ma nga voté ko ànd seeg maire voté ko signer promoteur contrat defe naa ne moom. ki mu waroon attaqué mooy mairie bi la conseil municipal la moom. bon man génn tamit toj daal di rajax présidentiel yi. parce que man bon loolu moom wax dëgg fa yàlla man wóoruma ndax jox conseil municipal moo jox Ousso wala joxu ko man loolu moom wóoruma wax dëgg fa yàlla nit tamit booy wax da ngay wax lu wóor mais nag bon par rapport ak situation politique bi moom foofu nay waxee moo tax mu génne yooyu yëpp wax ko parce que moom en réalité pour mu doon conseiller sax il va falloir ñu yóbbaale ko peut-être loolu na bëggaat parce que essayance yaa ngi jub si waat il faut mu defaat buzz ruq bu mu porox ndoll woon ba dugg fa ba amaat conseil mu jéem faa porox ndoll dugg fa te bon peut-être bon façon bu communication am la quoi man noonu laa gisee mais man yaakaar naa ne ay plainte yeeg yooyu yëpp du ci def dara parce que bon su fekkoon lu mu am la génnee na ko bu yàgg. donc parce que man pour man kooku du sama naataango sax. du sama naataango defuma ko adversaire du sama adversaire politique du sama adversaire si beneen terrain moo tax su waxee yenn wax yi bon dafa mënta ñàkk rek parce que dañu am njaboot dëkk fii ñu tontu ko mais mënoon nañ ko bañ a tontu parce que li muy wax noonu amul sens parce que nit moom bu fekkee ne magum jëmm ngay wax nga ne am naa ay preuve te ñeewoo ko génnee mënoo ko génnee bon. moom xar bi rek ngeen bàyyi non du question boobu sax parce que xam nga ñun dañu de ay ndaw te lépp lu ñuy def it day wóor. nekk ñu fi di junj kenn xam nga moom ba tey ñemewul taxaw wax tur mais ñun ragaluñ loolu parce que li ñuy wax tamit duñ ko maîtriser xam ko bu baax parce que maa ngi ko dégg ci biir kàddoom mu ngi naan ASC yi sax dañoo dem ranger wu si Ousso ñun ñoom moom suñu bopp. mais defal ndànk maanaam junj doy na borom xel quoi parce que Tivaouane Peulh ñëpp xam nañ ne Ousso lay waxal ñun tamit li ñuy wax ragaluñ ko fii doo fi waxee nit dañuy xam ne diw mii ngay waxal. soo tuddee rek du ñuy xam diw mi la laal li ñuy wax nag ñun ñoo ngi ànd ak Ousso ay citoyen la am nañ droit def politique am nañ droit tamit ànd ak ki ñu neex Ousso li ko yàlla defal moom la ko yàlla defal tey su dul woon moom Macky Sall du gagné biir Tivaouane Peulh kon ñun ñoo dem ba toog ba xam ne ah kii moo nekk Tivaouane Peulh wax dëgg yàlla mu ngi doxal war nañ mën a ànd ak moom ci politique pour doxal Tivaouane Peulh parce que am na loo xam ne tey mosuñoo sekk ak moom affaire de guerre mbaa dara lenn lu ñu soxla woon mooy extension Tivaouane Peulh kenn lu ñu ko sekkaloon muy kan maire kan la fi état teg maire kon lépp lu ñuy laaj maire lu ñu koy laaj kon ñun amuñu lu ñuy laaj Ousso kon nu ñu fi taxawee naan Ousso lii Ousso laa pour man du ñuy taadal suñu bopp parce que mu ngi avancé ku nekk nag nekkal ci li nga nekk li paa leen di wax nag suñ ma invité wul woon fii lii duma ci wax parce que am na koo xam ne suy def da ngay xam ne kii buzz lay ut te ñun tollootuñu foofu tur yàllaa koy maye na def ndànk ay pelant ak yooyu noonu ñun loolu safuñu lépp loo xam ne pour intérêt Tivaouane Peulh la ku ñu si tëj it
faalewuñ la parce que ragaluñ ko lépp lu ñuy def duñ koo ñeme li may na wax nag buzz lay ut te amuñu jotam tamit bu baax. débat bi neex na loolu waaye fii nañ koy ndar KPG Internet di leen jox ci daje ci beneen émission pour un plateau spécial affaire bi nag duñ ko bàyyi benn yoon dañ koy suivre topp ko ba mu jeex ñu ngi koy xaar plainte lay doon wala consensus lay doon ay déclaration lay doon wala ay preuves yi ñuy teg ci table bi lay doon dañ ci déglu xëy na dinañ ci mën a am kenn ci ñoom ku ci mën a andiwaat beneen réponse pour un élément plus clarifiant ñu ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay.